jërë ngeen jëf mbokk ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak ñun ci Yegle TV bisimila kon ci xibaar yi ñu tàmbale ko lu ñeel wàllum politique rawatina présidentielle yu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février gi ñu weesu jàpp leen ne juge Demba Kandji mi nekk njiital commission bi ñu dénk wàllum recensement jëm ci lii di wot yi jàkkaarloo nag taskatu xibaar yi ni ki alxames ji ngir daal di joxe résultat provisoire yi ñeel yooyu lay jongante ginnaaw sax résultat yooyu kon moo daal di fësal ne président Macky Sall moo daal di jël raw gàddu gi ci jiitu bi muy tour bu njëkk bi ak téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñett yu toftal maanaam 58,27%. ñu teewlu ci juge Demba Kandji ci micro Seynabou Ndour ak Matar Diatta. jógewul ci commission départementale de recensement des votes commission départementale de recensement des votes 45 départements yi bu ci nekk am na fa ñooñu rek ñoonu mën a jox seen procès verbal ci li ñu liggéey procès verbal boobu. ña toogal candidat yi am nañ ko Sénat am na ko ci la ñuy liggéey ba gis juboo ci bu ñu ci juboowul magistrat yi ñoom ñooy tranché li nga xam ni moom moo ñu féewale ki nga xam ni d'accordu ci dina bind ay observation te yoon daf ñu sas ñu jël observation yooyu boole ko ak sunu procès verbal yóbbu ko ci conseil constitutionnel. bu ñu sukkandikoo ci juge Demba Kandji moom mi nga xam ne moom mooy président boobu la commission nationale de recensement des votes équipe am tàmbali na ab liggéeyam. loolu mooy liggéey bi ni mu mën a demee mënu la jóge feneen lu dul ci ñooñu te ñun ñi nekk ci commission nationale de recensement ñun rek la yoon may ñu mën a redresser maanaam bu amee erreur mbaa ñu annuler donc amul benn baat bu mën a jóge fenn bu dul fii ci ñun ñu ni loolu mooy wéy ci élection yi ba jëm. Conseil constitutionnel. gannaaw ba ñu fësale ne kon candidat président Macky Sall moo daal di jël ndam li ci premier tour ñu jàpp leen ne ay ñoñam mu di kon ñi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar daal dinañu yëngal ci mbégte mu yaa nag ci seen quartier général gi nekk fii ci Mermoz ci jamono joo xam ne kon dañu jàpp ne ndam boobee kon mérite la ci ñoom Mimi Touré bokk kon ci directoire de campagne bu candidat Macky Sall la mu jàpp moo di njukkal la boo xam ne day wone rek ne PSE bi jéego bu am solo la muy plan Sénégal émergent. tuxu bënn saañ bëreer si mbégte gu mat sëkk la ñu gis ci quartier général bu Alliance pour la République. ñi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi feetu bu baax alxames ji gannaaw ba ñu fësalee résultat yi génn gum ñeel présidentiel yu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février gi ñu weesu te mu dal di jox ndam bu yaatu seen candidat di Macky Sall ci mu jàll ci premier tour bi bu ñu sukkandikoo ci Aminata Mimi Touré nekk membre ci directoire de campagne bu Benno Bokk Yaakaar ndam lii bettu leen ndax dafay wone rek ne njukkal la ci jéego bi ñu def jëm ci lii di plan Sénégal émergent. Nous adressons nos chaleureuses félicitations à notre candidat élu président de la République, le président Macky Sall. En sport, mesdames, messieurs, c'est ce qu'on appelle une victoire avec un score sans appel. donte waa coalition bu mouvance présidentielle bi ñu ngi feetu seen ndamuk candidat jamono ji waaye ñi féete ci kujje gi ci jamono jooje itam ñu ngi des di ñàkk ànd ci résultat yi nga xam ne moom la ñu fësal ci alxames ji. gannaaw ba juge Demba Kandji mi yore kon wàllum commission bi jëm ci recensement ñeel vote yi fësale résultat boobee kon jëm rek ci li nga xam ne moom le président Macky Sall daal di am ba tax deuxième tour du daal di am ñu jàppale ne nag jamono ji xel yépp dafa dem ci ndaamal Kajoor Idrissa Seck mi nga xam ne moo topp ci moom bu ñu sukkandikoo nag ci njiital coalition Idy 2019 la mu xamle ci kanamu taskatu xibaar yeeg ñenn ci ay militants ki sympathisants moo di nangu ñu benn yoon résultat yi nga xam ne moo fës ba ñu nar a yem ci premier tour faaw ñu dem ci ñaareelu tour ba wala bokk lu mën a am ci réew mi président Macky Sall na xam ne moom mooy responsable ci fànn boobee dañuy teewlu ay kàddoom moom Idrissa Seck ci micro Seynabou Ndour ak Matar Diatta. biir na ñëpp ci biir Sénégal ak ci àddina bi que résultat bii nga xam ni commission nationale wax na ko dëppoowul ak li peuple sénégalais bëgg te daj lu nekk taxaw temm pour amal ko te mooy changement ci bopp réew mi foqarti googu nga xam ni foqarti nañ ko li peuple sénégalais bi bëgg nag lu mu jur ëllëg benn nit rek la ñu war a joxoñ baaraam mooy ki ko santaane
ba ñu defal ko te mooy ki waroon a génn ci palais bi bisu. ñu wax ci leneen mu ñeel jafe-jafe goo xam ne askan way yeewoo ca yaraax rawatina fii ñu wax cité imbécile ñu ngi koy jànkonteel jamono ji gannaaw rek bi nga xamee ne gox woowulee mboolem jafe-jafe bu ñu xalaat rek ñoom ñu ngi koy jànkonteel jëm kon ci coono gu ñuy dund waral nag jamono ji ñu sonn ci ba tax ñuy tàllal loxo nguur gi la ñuy sàkk moo dinañ dikk ngir mën leen jàppale ngir seen anamu nekkin gën a mucc ayib rawatina sax la ñu gën a yittewoo jamono ji moo di wàllum infrastructure mu di yeesalaat màkkaan ba seen dëkkin mën a mucc ayib ca diwaanu yaraax reportage Bintalum. ci Hann Bel-Air foofee ca yaraax am fa ab cité bu nduroowul ak yeneen cité yi ñuy faral di gis ci ndakaaru turub cité bi doy waar loolu quartier bi réputation wam baaxul dara ba noppi amul benn lotissement melokaanam jéggi dayoo. il se trouve que bi ñu ak terre bi ñuy waa wàqi naan ak ñooñu bi ñu leen yëkkatee ñu ci bëri dañu ñëw dëkk si fii boo xoolee li fi lakk ci kër ba dégg na am na sax bakkan boo ci dem neexul kenn ñun jéem nañ leen organiser loolu du lu njëkk nag amoon na fi amaat fi inondation yi bu ñëwee itam même situation la ñuy dund ak ñoom waaw parce que quartier boo xam ne amul assainissement amul ndox amul électricité c'est laissé à la portée de tout le monde loolu moo ñun noonu la diise ci ñun wante mënuñu lu dul uuf leen parce que ay doomu aadama lañu. ay téeméeri famille di fa yeewoo xeet gu mu mën a doon dëkk foofu dara wóoru ci ba noppi cité bi amul courant amul itam ndox ñi dëkkee ci bile cité di fësal seen nakar. li njëkk a soxla instant bi mooy courant li ci topp mooy ndox loolu lañ soxlawuñu ceeb soxlawuñu diw soxlawuñu kuñ jox xaalis comprendre nga parce que kii boo seetloo mooy deuxième lakk bi man mii di wax ak yow premier lakk bi sama kër dafa lakkoon ay braak la woon 2014 comprendre nga la lakkoon man mii di wax ak yow sama kër braak la woon mais tey tabax naa ko comprendre nga ba man xalaatuma lakk comprendre nga même biig li muy tat man soriwuma lakk bi mais sama benn locataire bougé wul comprendre nga mais li ci man mën na nekk ci keneen àdduna moom ndànk-ndànk rek mooy jàpp golo ci ñaay tey yow ëllëg sa morom peut-être tamit tey yàlla buy defar day mel na luy yàq comprendre nga parce que lii am nii après ñun xamuñu ko peut-être ñi fi nekkoon mën na am après ñu tabax ko xam nga comme ni ma dalee dal sama yeneen morom boo xoolee cité bi am na quelques bâtiments ñoo ñëpp dañ lakkale woon. li ëpp ci kër yi ay barak la loolu tax saa su ne muy am ay lakk-lakk askan wi nekk ci cité boobu di sàkku ci nguur gi mu bàyyi leen xel li ñu bëgg mooy cité bu yees bu mucc ay ba ñoom ñi fa dëkk seen dundin mën a soppeeku. loole moo jeexal pàcc bu njëkk bi ci xibaar yi ñaareelu pàcc ci wàllum bitim réew lay doon ñu ànd ci ak Abdoulaye Timéra. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbale ci Mali li nga xamante ne bi moom moo di Barkhane ñu bugg tegal ci Sahel bi ngir daal di xoqatal ñii di groupe jihadiste yi jawriñ française bi gàlloo wàllu karange di Florence Parly moom fësal na ñaar fukki fan ci weeru février atum 2019 ci kanamu commission bi gàlloo wàllu karange ci Sénat wu France jéego yi nga xamante ne bi amal nañ ko ci lii di opération Barkhane ci Sahel ak Sahara ñetti at yi weesu ñu jàpp ne rek lu gën a fës ci loolu nag te ñu daal di ko wone àllarba ñaari fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bi ci surtout makkaan boobule di haute chambre ne rek am na ay terroriste yu bëri yu nga xamante ne bi lim bi ba ngi toll ci téeméer ak lu tegu ñu daal di leen fàtt ak ñi nga xamante ne jàpp nañ leen ak ñaari tonnu ngànnaay teg nañ ci loxo ci diiru juróom benn weer loolu la jawriñ française bi nga xamante ne bi moom moo gàllu wàllu kaaraange bi daal di fësal bu ñu fa jógee nag dañuy daal di tabbi fa nga xamante ne moom moo di république démocratique du Congo salfañe yi nga xamante ne bi def nañ ko ci wàllu ak yelleefu doomu aadama te ñu gis ne rek dafa daal di ëpp ci atum 2019 boobule bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi bàyyeekoo ci mbootaayu xeet yi di ONU république démocratique du Congo gannaaw ñu génnee ci ay élection ñu gis ne
rek lii mu salfañe ak li nga xamante ne bi moom moo jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama dafa daal di rek wulee ñaay foofule ci weeru janvier gi weesu ci atum 2019 bi mbootaayu xeet yi daal di indi ab bataaxal bu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti salfañe yi nga xamante ne bi nemmeeku nañ ko ci lépp lu nga xamante ne bi moo ngi bàyyeekoo ci takk der yi bu ñu fa jógee nag dañ koy daal di ndax keppe fa nga xamante ne moom moo di France gannaaw moo ngi topp bu baax a baax li nga xamante ne bi moom moo di nekkinu Algérie ndax Algérie nag ñi nga xamante ne bi ay taskatu xibaar la ñu bàyyeekoo ci télé publique bu Algérie ñoom fu mu ne ñu taxaw temb lañu def ngir ñaxtu li nga xamante ne bi moom moo di couverture médiatique yu ñu def ci manifestation yooyu le ngir daal di dakkal wala sax contre li nga xamante ne moom moo di juróomeelu mandat kii di njiitu réew ma Abdelaziz Bouteflika ñu gis ne rek ay manifester yu yees xarandi nañ ko ci biir réew mi loolu tax na ba France ci boppam ñuy laaj ana lan la war a def bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu tukkee ni ki talaata ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février kii di Emmanuel Macron dafa daal di woo kii di Xavier Driancourt nekkoon ambassadeur bu France ci réewum Algérie ngir rek mu ñëw ñu waxtaanee ci li nga xamante ne moom moo di nekkinu Algérie fu mu ne nii tax na rek mu daal di amal ab dem ak dikk diggante Algérie ak Paris ni ki démb te ci loolu nag mu war a tamit tasel ak jawriñ bi gàlloo wàllu biti réew ci réewum France di Jean-Yves Le Drian. xibaaru bitim réew yooyu kon mbokk yi moo jeexal xibaar yi ci Yegle TV mbégte mu yaatu laa moon ngir faram fàcceel leen ko jaajëfal bu baax équipe technique bi jàpp ci liggéey bi Alioune Samb ci caméra bi jaajëfal bu baax itam équipe rédactionnelle bi ni ñu ko baaxoo bés bu nekk chef d'édition Abdoulaye Timéra réalisation Seynabou Ndour ma leen di jox dig daje ëllëg ndem soob na yàlla lu ko weesu it ma leen di ñaanal jàmm ak programme Yegle TV jërë ngeen jëf mbokk yi ci teewlu